Assalamualaikum. Jori ni ñu ngi leen di xaar bu wér di leen màggal moom di tàmbali di leen baalu ak bu baax di sàkku ngeen jégal ñu di ñaan sa borom boole ñu nangul moom de di leen naan bisimilah dal leen ak jàmm moom amoon mbégte lool teew ci jotaay bi di nekk ci bisu safar gi wax dëgg yàlla moom di ci am mbégte lool moom ànd seeg suñu ay jëwrin moom ci jotaay bi ñu ngi ci ànd ak jëwrin ni sëñ Assane Kébé ñu ngi ci ànd ak sëñ Bambon mu Touba Angers Baye Mouhamadou Lamine mu Touba ren Baye Mouhamadou Muntaxa mu Touba Saint-Nazaire ak ñun ndongali Maam Cheikh mu Touba Saint-Nazaire ak sëñ Ismaïla Ndiaye moom de ci jotaay bi dañoo amoon tawféex wax dëgg yàlla moom bëggoon am lenn loo xamante ni danañ ko leeral ci liggéey bi moom am na ñetti buntu yoo xamante ni bëgg nañ ko ubbi moom lu ci njëkk mooy kër sëñ Tuubaa gi te wax dëgg yàlla moom suñu borom dañ ci dimbali moom 2016 ba léegi ñu ciy dox loolu moom xam naa du ma ci sori dama koy bàyyi ak sëñ Bamba moom mi nga xamante ne mooy jëwriñu ni liggéey bi bu ko defee mu daal ñu ci leeral fu liggéey bi tàmbalee ak fu liggéey bi toll xam naa ci loolu dañ ci bu leeralee loolu ba noppi moom dañuy bàyyi kàddu gi bàyyi Mouhamadou Lamine Guèye mu Touba ren bu ko defee moom it ci kër Sëñ Tuubaa gi mu leeral ñu njariñ li ak li nga xamante ni moom lañ ciy séntu waaw ci loolu nag bu wéyee moom tamit ñu bàyyi kàddu gi bàyyi Mouhamadou Mountakha moom muy porte parole fédération bi bu ko defee mu daal ñuy leeralaat li nga xamante ni moom mooy fédération ouest bi fédération nationale bi ak li nga xamante ni moom mooy liggéey yi nga xamante ni moom jamono ji ci lañ nekk moom xam naa dañuy ci tëj gi moom ci lañuy jox kàddu gi jëwriñ sa Assane Kébé bu ko defee mu daal ñuy dénk ay kàddu waaw daal ñuy ñaanalaat ba ñu dox ba jëmi jamono kon nag xam naa Baye Mouhamadou Mountakha ñu ngi leen di siyaar wér faal jërëjëf siyaar wér faal ak sa kon de xam naa moom di leen bàyyi kàddu gi di leen dalal ak jàmm kon mu bismillah jërëjëf Baye Maam Cheikh di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di siyaar mbokku jullit yi mbokku taalibe yi di tàmbalee ci ziar bi sëñ Assane Kébé suñu jëwrin di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal Cheikh Amdi Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaar mbokku taalibe yëpp ci weeru safar gi ak ci màggal bi amaana ni nga ko waxee rek daanaka kàddu yi yayowuñ ko waaye dañu jox ndigal rek ngir ñu leeral leen ci liggéey bi kon loolee la ñuy jéem a jëfe rek suñu kéem kàttan comme ni nga ko waxee fédération ouest bi dafa nekk mbooloo moo xamante ni dafa ëmb ay daayira yu nekk ci ouest France àndandoo di liggéeyandoo ngir gën a maanaam daal di feddali liggéey bi nga xamante ni moom lañ naal fii daal ci ouest bi liggéey boobu nag daayira yi ko seq ci fàttali mooy Touba Nantes te nga xamante ni jëwriñ sëñ Yankoba moo ko jiite Touba Le Mans nga xamante ni sëñ Malick Ba moom moo ko jiite Touba Angers nga xamante ni sëñ Bamba Ndiaye mi nga xamante ni mi ngi ci liggéey bi moo ko jiite Touba Brest jëwriñ sëñ Assane moo ko jiite Touba Rennes sëñ Pape Sall moo ko jiite Touba Saint-Nazaire jëwriñ Idrissa Dieye moo ko jiite Touba Lorient ki nga xamante ni mooy sëñ Modou Fall moo ko jiite Touba La Roche-sur-Yon sëñ Mamadou Amar moo ko jiite nga xamante ni daayira yooyu kon ñoo seex fédération bi am naal yoo xamante ni naal nañ ko ci projet yi nga xamante ni moom lañ ànd di ko liggéeyandoo bokk na ci liggéeyu màggal gi nga xamante ni loolee mooy liggéey bi gën a rëy boo xamante ni moom la ñuy àndandoo di ko defandoo amaana tey jamono fi mu toll ak tolluwaayu jamono tax na sax ba diñ ko bëggee woon defee daanaka ameewul noonu ndax mbas mi waaye at bu jot daanaka mbooloo mi yëpp ñooy àndandoo di ko liggéeyandoo ci gox-goxaat bi tey nag moo tax ginnaaw daje bi mënta am nañ ko bëggee ñu ne rek nañu def waxtaan wi daal koy bokk mbokk taalibe yi leneen ci li nga xamante ni kon mooy li ñuy dajale ci wàllu liggéey bi bokk na ci ñëw sëñ Mamor Mbacke moom sëñ Mourtada ziar yi muy def ci France bokk na ci dëkk yi muy ziar si mooy Touba Nantes fii ci ouest bi nga xamante ni mbooloo mi tamit dañuy ànd ci liggéey boobee yeneen liggéey yi nga xamante ni tamit bokk nañ ko buñ ko mënee tuddee ay projet sax am na ci li nga xamante ni mooy kër sëñ Tuubaa gi kër sëñ Tuubaa googee moom sëñ Bamba Ndiaye dina ci ñëw ci kanam ngir leeral li nga xamante ni mooy doxin bi ak njàngale mi nga xamante ni mooy tout tànk yi loolee sëñ Lamine moom xam naa dina am ay jukki yoo xamante ni dina ko ci jukki
leneen li it nga xamante ni dinañ ko dox fii ci ouest bi bokk na ci caisse de solidarité bi nga xamante ni mooy ndimbalante bi ndimbal ak yërmande gi war ci mbokku taalibe yi loolee mbokku taalibe yi ñu ngi ciy dox seen kéem kattan ak li nga xamante ni mooy caisse de rapatriement xamante ni bu fekkee am na ku saa borom dogal mu wàññi ko fi nan lañ koy taxawoo ba jébal ko ay mbokkam ci anam ya gën a rafet loolee tamit mbokku taalibe yi ñu ngi ci liggéey bu wér a wér beneen ponk bi nga xamante ni tamit muy liggéey bu am solo bu ñuy war di bàyyi xel mooy dalal gi ñuy dalal tout tànk yi jóge Sénégal maanaam étudiants yi ñëw di jàngi si fii nga xamante ni dañuy soxla ay dëkkuwaay ñi dañuy soxla taxaw ci wàllu këyit ñi dañuy soxla taxaw ci anam yu bari loolee it fédération bi ci daayira boo dem ñu ciy dox seen kéem kàttan am mbooloo yuñ sas liggéey yooyu ñu ciy dox kon daal mën nañ ni daal lépp li ñuy nekk di def fii di ko dox rek mooy nu ñuy def ba gën a maanaam suuxat suñu taalibe ba nga xamante ni daal naka sëriñ bi bëggee rek dañ koy doxee noonu saa su ne fii ci dëkk bi kon Baye Mame Cheikh dañuy wàcce foofu kàddu gi di leen ko delloo di tuub bu wér di siyaaraat mbokku taalibe yi ci màggal gi yëpp di leen wax màggalu jàmm barke borom Tuubaa jërëjëf. ndeysaan jërëjëf Baye Mouhamadou Mountakha ci kàddu yi wax dëgg yàlla moom leer na nañ waaw moom day liggéey bi am na solo te mbooloo mit daa mel ne moom it mënut a ñàkk ci liggéey yi fii waaw moom yàlla na ko saa borom saxal wax dëgg yàlla naal yi nga xamante ne fédération bi naal na ko saa borom may leen ci ndam te mu def ñu yeggale maanaam teyu bakkan seeni kàddu de Baye Mouhamadou Mountakha ñu ngi ciy dégg maanaam loolee di kër Sëriñ Tuubaa gi moom loolee moom nekk lu ñu ñor sax waaw waaw kon de xam naa moom dañuy bàyyi sëñ Bamba rek moom mi jëwriñu liggéey boobu moom daan ñu ciy dimbali waaw kon sëñ Bamba bu ñu leen siyaaraatee ba noppi ñu ngi leen di bàyyi kàddu gi waaw di leen laaj rek ci kër Sëriñ Tuubaa gi moom ngeen fàttali ñu moom foo mu tàmbalee ba fi mu yegsi nii ak loolee ñuy dégg ñu naan kër Sëriñ Tuubaa ak nekk Tuubaa Nantes moom naka la demee fuñ ci toll ak jaayante yi maanaam luñ ciy def ba barkeelu ci ak ça kon sëñ Bamba ñu ngi leen siyaaraat di leen bàyyi kàddu gi jërë ngeen jëf. ak ça asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziar bu baax di sëñ Mame Cheikh di ziar sama jawriñ yi fi teew yëpp di tàmbali ziar bi sunu jawriñ sëñ Assane di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëñ Mountakha ak mboolem waa kër sëñ Touba ak mboolem waa kër Mame Cheikh Ibrahima yàgg fi loolu te wér lu jëm ci kër sëñ Touba bi comme ni nga ko waxee rek am na ay coppite yu fi am ci diggante bi ba ñu tàmbali liggéey ba léegi xam naa damay tàmbali kàddu rek maanaam fàttali fa ñu tàmbale woon liggéey bi xam naa suñu ma ko mayee ma defal leen benn présentation boo xam ni jël nañ ko ngir won maanaam fu ñu toll ci liggéey bi ci fàttali maanaam liggéey bi ñu ngi ko sumb ci 2016 lu ko waral nag mooy fédération nationale bi nga xam ne moo lënkale mboolem fédération yi nekk ci France bi moo soññe woon woote ni maanaam fédération bu ci nekk na waajal boppam ngir wut ab kër Sëriñ Tuubaa ginnaaw ba ñu nekkee ci liggéey yu kër Sëriñ Tuubaa ba ca Marseille ci loolu nag ci lañ demoon ci ziar bañ defoon ci sëñ Mamour Mbacké ci 2016 jëm ziare ku tedd ki maanaam waxtaan ak moom ba am ci ndigal ngir taxawal fii ci ouest bi ab projet que taxawal kër Sëriñ Tuubaa donc ci fàttali rek maanaam ci màggal bañ defoon ca màggal fédéral bañ amoon ci Touba Saint-Nazaire ci lañ lancé woon projet bi maanaam leeral ko mbokk taalibe yi bañ ciy waxtaanee nag ci sunu biir ci lañ jàpp ni kër gi war nañ ko mën a amal fële ca Touba Nantes ndax soo xoolee Touba Nantes daanaka ci ouest bi daa xaw a nekk ci centre bi daal par rapport ak ouest bi daanaka daayira yu nekk ci fédération bi yëpp ku ci bëgg a dem Touba Nantes li nga daw une heure de temps wala 2 heures maximum 3 heures de temps di nga ko daw pour àgg Touba Nantes te tamit Touba Nantes tamit dëkk bu mag a mag ci ouest bi daal donc ci bañ ci waxtaanee ci lañ jàpp ni Touba Nantes fa lañ war a amalee liggéey bi. liggéey bi nag bañ ko sumbee dañoo woote maanaam mbokk taalibe yi nekk ci daara yi yëpp ñu nekk ci ouest bi ku ci nekk da nga sóobu ñëw tàbbi ci liggéey bi ci kaw loolu nag ci la ñu xayma suñu lu ñuy woowee suñu capacité d'autofinancement bañ ko xaymaa nag ñu gis ni at bu jot war nañoo mën dajale ci ouest bi lu toll ci 20 000 à 25 000 euros donc depuis 2016 mbokk taalibe yi ñu ngi sóobu ci liggéey bi weer bu jot wala at bu jot ñu tàbbil seen addiya ci liggéey bi ci kaw loolu nag ci lañu am depuis 2016 lu toll ci dajale lañ lu ëpp 77 000 euros ci ouest bi ci 77 000 euros yooyu ci lañu tàbbal suñu liggéey ba nga xam ne moom moo jëmoon ca Touba Marseille ndax fédération ouest bi am na taxawaay bu am solo bu mu taxaw tamit ci liggéeyu Touba Marseille ba liggéey boobu mat
kon ci gàttal li ñu dajale depuis 2016 li fi nekk jamono yi mi ngi toll ci 60 000 euros ba ñu tàmbalee liggéey bi nag maanaam taxaw nañ benn commission bu ñuy woowee commission recherche foofu ca Touba Nantes ñu commencé wër ab kër Sëñ Touba ba ñu tàmbalee liggéey nag gis nañ ni maanaam kër yi maanaam takku na loolu ci lu koy wecceeku lu ci gën a ndaw toll na ci 300 000 euros dem ba 500 000 euros waaye rek ñu woy rek maanaam woy liggéey bi ak woyal tamit collecte bi jamono yi wees nag ci la ñu sëñ bi defal benn xewal dañu waxe ni xewal bu ñu sëñ bi indil la ndax fii ci Touba Nantes gis nañ fi benn kër bu njàppadi boo xam ne dëppoo nag lépp li nga xam ne taxawal nañ ko ci ay critères yoo xam ne bëggoon nañ maanaam suñu amee kër gi maanaam mu dëppook la ñu lay suñu bëgg-bëgg bi ci njëkk mooy emplacement bi ndax kër gi ñi nga xam ne moom lañu bëgg a wecceeku ni ñuy féetee ci benn zone industrielle boo xam ni daanaka ay entreprise kese ñoo ko wër kon loolu bokkoon na ci li nga xam ne bëggoon nañ ko maanaam suñuy am suñuy yëngu ak suñuy activité maanaam bañ a déranger suñu voisinage bi kon sëñ bi maanaam dafa ñu tawfeex ba ñu gis benn bërëb boo xam ni ci ab zone industrielle la nekk moom ñu ngi féetee ci zone industrielle bu nekk diggante Carquefou ak Thoré-sur-Loire maanaam ci route départementale bi nga xam ne sooy génn Nantes di dem Angers maanaam fa la bërëb bi féete daal maanaam moom ngeen di gis nii ci présentation bi maanaam li nag moom muy tawfeex boo xam ni moom sëñ bi moo ñu ko indil daal beneen tawfeex bu ci nekk nag mooy njëg bi nga xam ni borom kër gi moom la koy wecceeku ndax njëg bi mi ngi toll ci 155 000 euros maanaam muy njëg bu jàppandi boo xam ni maanaam par rapport ak li ñu doon def ci ay recherche maanaam li moom tawfeex dëgg la daal parcelle bi nag mi ngi toll ci 400 mètres carrés am na ay bâtiment yu nekk ci biir bërëb bi xam naa dinañ ko gis ci nataal yi tamit jàpp nañ ni maanaam bis bu bërëb bi jàppandee ba ñu mën fa tàmbali liggéey bi maanaam dina dëppoo maanaam li nga xam ni moom lañu bëggoon daal comme ni ma ko waxee sànq nag depuis 2016 maanaam fédération bi dajale na lu toll ci 60 000 euros bu ñu xaymaa lu ñuy war a wecceekoo kër gi ak maanaam frais yi nga xam ne ñoo ci war a dem lu ci mel ni frais de notaire rek taxes yi suñu boole lépp day toll ci 170 000 euros léegi nag soo ci dindee 60 000 euros yi fi nekk maanaam mu war a des 110 000 euros 110 000 euros yi nag moom mooy suñu objectif ci dajale ko fii ak décembre ndax beneen tawfeex bu ñu ci am mooy ki nga xam ne moo ñuy wecceeku kër gi daf ñoo may délai maanaam su ko neexoon mu ni day wecceeku kër gi ci saasi wala mu teg ci benn prix bu kawe waaye daf ñu defal tawfeex wàññi ñu njëg bi ba pare tamit may ñu délai fii ba décembre bu ko defee ñu mën a matale njëg bi ba ñu tënkee loolu nag ci la ñu woote ab jaayante maanaam jaayante ci mbokku taalibe yi nekk ci ouest bi ci la ñu ubbi benn liste maanaam liste jaayante tàmbale ko 500 euros ba 2000 euros ba lu ko jëm kaw ba ñu ubbi liste boobu nag luñ ci am maanaam tawfeex la ndax premier jaayante bu ñu woote mbokku taalibe bindu ci buñ ko xaymaa tolloon na ci 75 000 euros donc évaluation bu ñu mujjoon def ci mois d'août bi ñu ngi tolloon ci 75 000 euros lu ci des nag fii ak décembre ñu ngi ubbiwaat liggéey bi maanaam woowaat mbokku taalibe bi yëpp ñu ñëw tàbbi ci dañ leen di wante rek maanaam nataalu kër gi bërëb bi ngeen gis ko nii ci nataal yi ak plan yi nga xam ne tam lañ ko def ndax tamit lépp lu nga xam ne mooy jëm ci démarche yi par rapport ak notaire bi ak par rapport ak démarche administrative yi soobu nañ ci tàmbali nañ ko ba compromis bi bind nañ ko lu ci des mooy signé compromis bi bloqué vente bi boo defee fii ak décembre su koom yi matee ñu mën a bloqué fonds yi ci notaire bi boo defee ñu lancé procédure bi au plus tard mois de mars ñu signé acte de vente bi incha allah kon gis ngeen ko nii ci nataal yi ñu doon wax nag sànq ni maanaam ubbi nañ ab listu jaayante lii nag mooy carte yi jaayante yi nga xam ni tàmbale nañ ka yaatal ci ouest bi carte jaayante yi mi ngi tàmbalee 500 euros jëm kaw am na tamit ay carte barkeelu lu ci toll ci 100 euros 50 euros ba ci 20 euros kon nag ñu ngi ci woo mbokk taalibe yëpp ñu ñëw sóobu ci liggéey bi tamit ñi nga xam tamit jot nañoo sóobu tamit ñu ne li ñaanal suñu borom dafa leen tawfeex ak xewal ba ñu mën a matale seen yéene kon daal ci gàttal loolu lañ indiloon ci ay leeral lu jëm ci kër Sëñ Tuubaa bi di leen santaat bu baax ci teewlu bi te jégal bu baax ci kàddu xam naa ñu leen delloo kàddu gi maam Cheikh. waaw asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax ci màggal gi te di leen baalu àq bu baax a baax te di leen baal àq te ñaan suñu borom yàlla nañu boole jéggal te tamit safar gi ñu nekk nii bépp jaamu yàlla boo xam ne jaamu nañ ko
ñu ngi naan yàlla nañ suñu borom defal ndam lu koy suñ jot tey tamit nangul ñu ko te jël lépp ful ko def ko àddiyee Sëñ Tuubaa kon xam naa question bi ñu bàyyi Maam Cheikh laaj muy jëm ci kër gi maanaam bis bu ñu demee ba am ko yan activité moom lañ fa mën a def donc incha allah bëgg nañu bu kër gi bu ñu demee ba mu nekk ci suñuy loxo ñu taxawal fa li nga xam ne mooy daara ndax daanaka liggéeyu sëñ bi moom loolu dafa nekk ab farata ci ñun waaw daara joo xam ne danañ fa jàngale alquran di fa jàngale aussi xam-xam muy science religieuse bu ko defee ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy tout tànk yi danañ leen fa mën di yóbbu ñuy jàngi waaye tamit mag bu nekk ci dëkk bi tamit te war a dabu bu fa demee tamit di fa sàkku loolu noonu dana ko fa mën a am bëgg nañ tamit mu am benn salle boo xamante ni nii salle de cérémonie lay nekk ndaxte fédération bi dañoo sekk ab liggéey boo xam ne day laaj yenn saay ay daje donc salle boobu dinañu permettre maanaam ñu fay mën di organiser ay journée de conférence ak d'exposition bëgg nañ tamit ci en même temps ci salle boobu noonu ñu fay mën di amal ay màggal donc maanaam màggal yi nga xamante ni day am ci at mi lu ci mel ne màggalu Kazu Rajab par exemple wala màggalu Porokhane ak yeneen màggal yi nga xamante ni maanaam danañ koy faral di amal ci yoon bi leneen li nga xamante ni aussi salle boobu danañu ko mën a permettre moom mooy dinañ fa mën di célébrer par exemple maanaam mariage mbokku taalibe yi wala tamit ay ngénte bu amee ci mbokku taalibe yi danañ ko mën a utiliser pour mën koo célébrer donc xam naa tamit loolu bokk na ci li ñuy dimbali aussi bis bu ñu ko amee mooy am fa benn espace d'hébergement boo xamante ni tey jii comme ni ko sëñ Mouhamed doon waxee sànq dañoo nekk ci dëkk bii nii te itam yenn saay suñuy mbokk étudiant dañ fiy faral di yegg si di nekk ci ay jafe-jafe logement donc danañ leen permettre ñu mën leen a accueillir ci benn diir bu gàtt bañ mën a am ak dal ba pare toppatoo ñoom fan la ñuy war a mën a dëkk doog fay jógee te nañu permettre en même temps espace d'hébergement boobu noonu ñu mën di fa héberger maanaam ñi nga xam ne mooy personnalité murid yi muy cheikh yi nga xam ne dañu fi faral di ñëw di ñu nemmeeku di ñu siyaar si waaye tamit di fi ñëw di ñu ñaanal danañ leen fa mën di dalal en même temps ñoom bu ñu fa nekkee ci bërëb ba danañ mën a joxe peut-être dimbali mbokk taalibe yi fay ñëw di jàng si danañ leen mën a solaat xam-xam danañ mën a gën di tegaat ci yoon li nga xam ne moom moo jëm ci tout tànk yi tamit bëgg nañu bis bu ñu demee ba acquérir kër gi di ko organiser ay colonies de vacances donc colonie de vacances yooyu noonu maanaam day permettre maanaam tout tànk yi nekk ci ouest bi bu ñu fa dajee dana permettre ñu xamante seen biir te donc loolu dana renforcer maanaam lien yi nga xamante ni moom moo am ci communauté bi dana permettre en même temps ñu mën fay organiser maanaam ay section de développement personnel maanaam pour mën leen a xamal àdduna jàngal leen aussi ñoom ñooy kan ak fa ñu jugee ndax tamit dañoo nekk ci dëkk bi waaye aussi dañoo bàyyi benn culture Sénégal culture boo xamante ni au-delà même culturel Sénégal mais tamit dañoo nekk ci yoonu murit danañ leen mën a yar ci diine yar leen ci teggin donc point yi ñu fi lim yëpp yi tamit moom bëgg nañ bu kër ga bu ñu demee ba jot ci kër gi mën ko faa taxawal ndax bu ko defee njariñ bi gën a am solo ndaxte képp ku nekk ci dëkk bi xam na ne fii yar fi tout tànk doon na lu métti te maanaam am kër Sëñ Tuubaa moom daf ñuy dimbali ba lépp lu ñu fa bëgg a def danañ ko fa mën a def ndax suñu moomeel la waaw ñi ngi santaat mbokku taalibe yu baax tey tuub bu baax a baax ci kàddu yi xam naa dañuy delloo kàddu yi maam Cheikh rek te di ñaanal ñëpp màggalu jàmm tey ñaan yàlla nañu suñu borom nangul lépp te jël ko def ko àddee Sëñ Tuubaa amiin ngeen jëf moom day da ngeen wax moom dafa wér lool moom day dëgg yàlla yar ci tout tànk ni ko sëriñ bu bëggee moom doon na lu jafe waaye nag moom gëm nañ ni kër Sëriñ Tuubaa gi moom danañu dimbali ba loolee ñu bëgg ci ndaw ñi mu mën a nekk ci ñoom kon di kàttanal dimbali ji ba loolee am dèjà kon dañuy jox bàyyi kàddu gi jëwriñ rek moom Sëriñ Assane Kébé bu ko defee di ko siyaaraat baax mu daal di maanaam ñaanal dégg ci ay kàddu ci liggéey kon jëwriñ ñu ngi leen siyaaraat baax di leen magal ak saay kon jërëjëf sëñ Maam Cheikh alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant sunu borom bi bu baax a baax di nuyu mbooloo mi nga xam ni ñu ngi seetaan kàddu gi yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati jëme ki seen nopp yi sell yi di leen nuyu
ñu nga xam ne noonu nuyu ak jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullah. fépp foo xam ne rek ak jullit ma nga fa dégg kàddu yi ñi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ak murit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di la jox seen wàccuwaay ak seen gëdd ak lépp rek te di leen siyaare ci weer wu tedd wi nga xam ni ci nañu nekk ak bis bi nga xam ni ci nañu nekk ni mu nekk suñu kanam di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di ñaan sunu borom bi nangul ñu ko te nu tase seen ngërëmu xaadimu rasulillah di ñaan ki nga xam ne moo fi toogal ku tedd ki muy Sëñ Muntaxa sunu borom bi guddal fanam lool te wéral ko amiin te lépp li nga xam ne rek sumb na ko ci yoonu maamam ji yàlla na ko àggale ak Sagom Mbàkke ñu ànd ko ak moom ak njabootu xaadimu rasul gépp rek di ñaan it Sëñ Amdi Faal mi nga xam ne moo fi toog ak ku tedd ki maam Cheikh yàlla na yan bu woyof ci kawam te mu àggale ak Sagom Faal ak mbokk Baay Faal yépp rek njabootu Cheikh Rafal gépp rek kàddu yi nag ñu ngi koy yëkkati ji ci ndigalu fédération bi nga xam ni mu ëmb daayira yi nekk ci biir Bretagne bi muy fédération ouest bi waaye kàddu yi du lu du kàddu ak kàddu cant ndax te li ñu waroon wax lépp ñi nekk ci biir wax nañ ko ndax mate nañ ko te wax na ni lu ñu waroon wax li nga xam ni moo ci ëpp solo dëgg kon xam naa ni dama ci dellu ci waat ci lenn day mel na ko rek dama ci toppaat ndaxte ñi ko waxe kat maanaam mate nañ ko te am na ñeneen ñu mel na ñoom ñoo xam it xëy na dugg ñu ci waxtaan wi waaye am na ñeneen ñu mel na ñoom it ñoo xam ne ñu ngi ci biti te lii ñuy wax it mën nañ ko wax it kon ñi toog fii tey ji di wax dañ leen a wax loo ki yor kàddu gi ak ñi yor liggéey bi ak ñeneen ñoo xam ne yor nañu yeneen liggéey yoo xam ne teewuñu ci biir waaye ñi ngi dégg suñu kàddu ñoonu wax loo moo tax ñu sañ am di yëkkati suñuy kàddu kon kàddu gi moom lenn dong la ak woote gi ak cant gi rek sant gi nag moom mënuñu xam fu mu tàmbalee waaye mënuñoo xam fu mu yem ñun nag ñi ngi nii nekk ci yoon bi li nga xam ne moo nu fi bàyyi muy liggéey Sëñ Tuubaa rek leneen ñoruñ ñu ngi ci ànd di ci dox di ci waxtaan te ji koy liggéeyal ba keroog ñi dem di fi nga xam ne rek mooy sunu bërëb di ñaan yàlla mu yéex ak mbooloo mi juddit yëpp di leen sant nag ndaxte cant gi lu tax ñu koy wax ak di ko baamtuwaat mooy que ni dañu xool fa nu jóge ak fi ñu agsi ba tey jii ndaxte fa nu jóge ban fay tàmbale day xalaatuñu woon ni mënees naa toog ba toog tey di wax waxi kërub Sëñ Tuubaa fii waaye nag Sëñ Tuubaa moom li ñu naan amul te tànk ginnaaw loolu rek a fi nekk noonu dong la demee kon kàddu yi ngi yëkkati dañ ko yëkkati ci mbooloo mi ñëpp rek képp ku ko dégg rek ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ak di la gërëm di rawatina nag ñi nga xam ne ñooy murid yi nga xam ne ñu ngi ci fédération ouest bi nekk ci daayira yi di leen gërëm di leen sant te di leen ñaanal bu baax a baax sunu borom bi dafa leen tawféex te guddal seen ay fan te wéral seen i cër te suturaal leen adduna ak alaxira di lépp lu ñuy liggéey rek ci yoonu ko tedd kii yàlla na ko sunu borom bi nangu te lépp nag ñu tase si ngërëmub Sëñ Tuubaa ndax ngërëmub Sëñ Tuubaa kat moo nu gënal fayub Sëñ Tuubaa ngërëmub Sëñ Tuubaa moom bu nu gërëmee rek
daanaka am nañu lépp waaye nag mënees na ko jëfandikoo ba mu jeex tàkk waaye ku nu gërëm Sëñ Tuubaa ku mu gërëm ku ne yonent bi gërëm na la te yàlla gërëm na te yàlla ku mu gërëm ku ne dootoo fay ba àdduna tukki ba àllaaxira jeexit xamuñu wax dana jeexam du jeex kooku moom xawmaguñu ci dara te demaguñu fa ndax ñaanuñu ko yàlla léegi waaye daal li nu mën a wax mooy kani yàlla noonu tase ngërëmu Sëñ Tuubaa ci liggéeyam loolu daal mooy kàddu yi nga xam ni moom nañu yëkkati jëmee ko ci fédération ouest bi ak sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi di dal ñëpp loxo nag di leen wax ni leen liggéey bi moom mi ngi fi ñu ngi xaar ñëpp képp ku ci def defaloo ma Samba wala ma dem képp ku ci def daal ku tedd ki nga defal te ku tedd ki kat ku ko defal ku ne nga jàpp ni kat wax dëgg yàlla ñemewul bor te du seq ak kenn bor waaw kon nag li ñuy waxati mooy di santati soxna yi maanaam soxna yi nga xam ni màggal gi dañuy bàyyi seen lépp nekk ci waaj yeeg lépp rek taxaw ci di leen ci sant bu baax a baax a baax a baax ñoom it lu baax lu ne rek wax dëgg yàlla ñu ngi ci di def seen alal di def seen ñaq di ci def seen lépp rek kon daal xam naa ni dañuy bàyyi kàddu yi delloo maam Cheikh kàddu gi di ñaanal ñëpp nag màggalu jàmm yàlla bu mu doon suñu mujjantalu màggal yàlla nu tudd ba suñu ay njaboot di ko màggal suñu kanam ak suñu ay sët di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seen mbokk ndongo Assane Kébé jërë ngeen jëf jëwrin di moom dama xamul sëñ Bamba moo ñuy ñaanal tey wala Baye Mouhamadou Lamine wala Baye Mouhamadou Muntaxa wala sëñ Ismaïla bismillah sëñ Bamba defal ñaan bismillah sëñ Bamba defal ñaan jëfandikoo rek auzu billahi mina shaytaani rajiim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بعد إذنه بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه آمين بارك الله آمين بارك الله أحد الله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد آمين بارك الله ما خلق من شر حاسد من شر نفثات في العقد من شر حاسد حسد آمين بارك الله سبحانك ناس إله الناس من شر وسوسة الناس آمين آمين بارك الله يا رحمن الرحيم يا منتخى يا خير ولا أجب دعائي يا منتخى يا خير ولا أجب دعائي يا ذا الجلال آمين آمين يانا آل يانا سام آمين آمين بارك ñu fundu gudu yaram dafa ñu tawfiq ñu bana ay ba Serigne Touba ba faaw آمين آمين بارك barke mu Touba barke mu Touba barke mu Touba آمين بارك amin jërë ngeen jëf masha Allah jërëjëf 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 Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa barakati Cheikhul Khadim. Chers mourides, chers condisciples, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Baye Mouhamadou Muntaxa Diop, qui fait partie du Daïra Touba Saint-Nazaire, mais aujourd'hui, il est présent avec nous en tant que porte-parole de la Fédération Ouest. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Baye Mouhamadou pour qu'il se présente. Baye Mouhamadou, bismillah. Bismillah, barke borom Tuubaa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Baye Mame Cheikh pour cette prise de parole dans un contexte particulier, donc dans un contexte de crise sanitaire, mais néanmoins qui ne nous empêche pas de célébrer le Magal de Touba. Le Magal, pour rappel, commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, le contexte sanitaire fait que les daïras, donc de l'ouest de France, ne peuvent pas se réunir ensemble pour célébrer le Magal. Néanmoins, le Djawrin Assane Kébé, donc qui est le Djawrin, le responsable moral de la fédération, a souhaité adresser un message à l'ensemble des daïras, aussi bien les sympathisants que les membres actifs des différents daïras de la fédération.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec toi pour parler de la fédération. Aujourd'hui, on entend beaucoup de fédérations, en commençant par la Fédération nationale des Mourides de France, les fédérations régionales comme la Fédération Ouest, dont nous tous nous faisons partie. On entend même des fédérations des Mourides de l'Europe qui aujourd'hui sont de nouvelles organisations mourides que nous voyons, mais nous voulons savoir aujourd'hui quel est le rôle de ces fédérations. Merci pour cette très bonne question. Donc, il faut savoir que les talibés d'habitude, donc, ils se réunissent au sein d'un daïra. Ce daïra, pour avoir beaucoup plus d'impact, donc, essaye, donc, avec d'autres daïras, de créer une fédération. Donc, pour donner une définition simple, une fédération, c'est un ensemble de daïras qui ont un objectif commun, donc, qui est tout simplement la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Si je donne plus de précision par rapport à la Fédération Ouest, donc la Fédération Ouest est née en 2007, composée de 8 daïras. Donc ces daïras, je peux vous les citer. Donc il s'agit de Touba Nantes, donc avec comme responsable moral, on appelle communément Djewrin, donc Seigne Yankou Ba. Touba Le Mans avec Seigne Malik Ba. Touba Brest avec Seigne Hassan Kebe, qui est aussi le Djewrin de la Fédération Ouest. Touba Angers avec Serigne Bamba Ndiaye. Touba Rennes avec le Djewrin Seigne Pape Sall. Touba Saint-Nazaire avec Serigne Idrissa Dieye. Touba Lorient avec Seigne Modou Fall. Et Touba La Roche-sur-Yon avec Seigne Mamadou Amar. Voilà la composition de la Fédération Ouest. Alors, cette fédération Ouest, donc on peut dire qu'elle part de Brest jusqu'à Le Mans, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et toutes ces villes en fait qui composent l'ouest de la France. Mais aujourd'hui, cette fédération-là, qu'est-ce qu'elle fédère? Quels sont les projets, les engagements auxquels la fédération Ouest travaille? Une très bonne question, Baïman Cher. Quand on parle de fédération, bien sûr, on a cette notion de fédérer des gens, fédérer des personnes, fédérer des associations, fédérer des individus autour d'un même objectif. Donc, la Fédération Ouest travaille actuellement sur des actions très concrètes. Donc, la première concerne la célébration du Magal de Touba, qu'on célèbre actuellement. Le deuxième point concerne la remise du Adieu, donc à travers la Fédération nationale auprès du Khalif général des Mourides, actuellement Serigne Mountakha Mbacké, à qui on souhaite une très longue vie et une très bonne santé et une bénédiction de Serigne Touba. L'autre axe aussi qu'on peut avoir, c'est le ziar de Serigne Mamor Mbacké qui vient nous voir assez régulièrement, donc pour tous les années, donc pour célébrer avec nous aussi un moment de ziar et de conseil et on va dire de bénédiction. Si je pousse plus loin maintenant sur des actions encore concrètes que je résume sous forme de projet, donc on peut avoir aussi le projet de construction d'une maison de l'islam qu'on appelle communément Kër Serigne Touba, un projet qui a été initié en 2016, donc sous le ndigal de Serigne Mamor Mbacké, Ibn Serigne Moutara. Et ce projet, aujourd'hui, il est piloté par Serigne Bamba Ndiaye avec une équipe. Et l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année de pouvoir acquérir ce projet d'un montant de 155 000 €. Si je parle également d'un autre projet qui nous fédère, il y a la caisse de rapatriement, donc caisse de solidarité déjà pour aider les personnes qui peuvent être dans le besoin. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la caisse de rapatriement pour permettre à toute personne, malheureusement, qui venait à perdre la vie en France, de pouvoir être rapatriée dans des conditions en conformité avec ses croyances et ses convictions religieuses. L'autre élément aussi qui peut nous fédérer, c'est l'éducation de nos enfants. Un point hyper important, un pilier, donc aujourd'hui qui est piloté par Serigne Mamadou Lamine Gueye de Touba Rennes. Demain, si on a ce Kër Serigne Touba, l'idée aussi, c'est de vulgariser les enseignements de Serigne Touba à travers ces maisons de l'islam. Un dernier point, non des moindres, c'est les étudiants qui viennent
du Sénégal qui arrivent ici, qui ne connaissent personne, qui ont besoin d'être accueillis, d'être orientés, qui ont besoin tout simplement d'être rassurés quand ils arrivent et de ne pas dévier tout simplement par rapport à l'objectif initial pour lequel ils sont venus. Donc, le Daïra, à travers ces différentes organisations, contribue fortement à structurer tout ça pour aider ces étudiants-là à bien s'installer pour réussir. Et aujourd'hui, on peut le voir dans différentes Daïras, ces étudiants œuvrent dans les Daïras et sont aussi de grands responsables, de hauts cadres dans différentes entreprises de ce pays. Voilà en résumé ce que je peux dire pour cette question. Aujourd'hui, de nos jours, est-ce qu'il est nécessaire de se constituer, de se fédérer, les Daïras? Parce que ce qu'on a vu, c'est que les Daïras, ils ont des ancrages locaux. Donc, ils ont une base très solide localement. Mais quelle est aujourd'hui la nécessité de se constituer en fédération? Une très bonne question aussi, parce qu'on peut se poser la question, oui, on a notre Daïra, le Daïra tourne bien, donc on a un effectif qui est raisonnable, donc on a notre Djawrin, on rassemble notre Adiya, on fait nos activités et tout marche bien. Oui, mais comme nous le rappelle assez régulièrement, donc nos guides spirituels sur la nécessité d'être unis, donc Seigneur Mourtada Mbacké, quand il venait en France aussi, un des messages forts, c'était l'union des talibés. Serigne Mountakha, c'est l'union des talibés. Bah, tous les guides spirituels qu'on a, donc, on nous rappelle cette nécessité d'être unis pour être plus fort. Donc, quand on est unis, on est plus fort. L'exemple concret que je peux prendre, c'est Touba Nantes, donc, veut mettre en place un projet d'acquisition d'une maison Kër Serigne Touba. Le Daïra Touba Nantes, à lui seul, je ne dirais pas qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir le faire, mais ça va prendre des années et des années, voire même des dizaines d'années, si je peux dire. Alors que s'il y a toute une force qui est mobilisée, donc avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de Daïra, on voit en peu de temps, on peut faire des choses qui peuvent paraître de prime abord comme mission impossible. Là, l'objectif qui peut paraître actuellement un peu fou, c'est d'acquérir le Kër Serigne Touba d'ici la fin d'année. On voit une très grande mobilisation et on sait qu'on va le faire et on va réussir à le faire. Si on regarde aussi un peu plus haut, au niveau de la fédération nationale, jusqu'ici, chaque fédération, chaque Daïra prenait son adiya pour aller le remettre au Khalife général des Mourides. Mais depuis cette union, cette consolidation des forces, on voit qu'il y a cette capacité à amener beaucoup plus de adiya, de faire des projets beaucoup plus concrets et aussi créer des synergies sur les différentes compétences qui sont réparties un peu partout en France, et aussi faire vibrer ces talents qui sont dans tous les mourides de ce pays. Pour la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la consolidation des forces mourides aujourd'hui a permis d'acquérir le Kër Serigne Touba de Marseille? Ça, la réponse, elle est claire et nette, c'est un grand oui. Donc, sans ça, donc, acquérir un projet à hauteur de 475 000 € ici en France, si c'était uniquement le Daïra de Marseille ou bien la Fédération Sud, ça allait être compliqué, voire mission impossible. Donc, l'union fait la force. L'union des Mourides, c'est ce qui a fait la force depuis les balbutiements du mouridisme. Si on a vu que Serigne Moustapha a pu édifier avec ses frères la mosquée de Touba, faire venir le chemin de fer de Diourbel à Touba dans un contexte de crise économique majeure. Donc ça, c'est l'union qui peut faire ça. Donc des défis qui peuvent paraître insurmontables, avec une force, une détermination et une union sans faille, on peut arriver à beaucoup de choses, par la grâce de Dieu. Donc bon magal à vous tous et puis à très bientôt. Bon magal,